asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm tey si ngeen gisee fu ñu toog fii endroit bu yànj bi ñu ngi fii si jardin botanique bu université tey ñu fas yéene waxtaanee loi bi ñuy wax sur les OGM mu nekk loi boo xamante ne jamono jii dafa bëri polémique waaye aalam gi tamit suñ koy wax day laal lu ne ndax suñu nee aalam dinañ wax santé dinañ wax lekkin gi dinañ wax dundin gi tey nag OGM boobu nag dafa xaw a laal tamit lekkin bi ndax suñuy wax OGM ñu si bëri si agriculture lañ koy gën a teg mu nekk nag loo xamante ne du coow loo xamante ne waruñu ko bàyyi rek nit yi di si wax noonu di jàll il faut ñu taxaw xam ba xam OGM yooyu loi boobu ñu si voté ndax luy amal njëriñ suñu dëkk la ndax daf ñuy lor ndax daf ñuy avancé loo loolu yëpp il faut ñu waxtaanee ko ndax mu am yëriñ yoo xamante ne dina dellusiwaat si doomu aadama yi parce que lu mu koy waxee rek aalam bi ku ko yàq sa bopp nga yàq tey jii suñuy wax agriculture du lu ñuy lekk rek élevage bi di nga siy lekk neefere yooyu ñuy sotti tam dafay jëriñ si agriculture bi ñoom it élevage boobu tam fi ñu leen lekkee day ñëwaat si ñun donc su amee jàngoro fu nekk lañ koy mën a jëlee mu doon si agriculture bi mu doon si élevage bi mu doon sax si air bi ñuy lekk bi ñuy respirer si biir loolu la ñuy dem nag seeti ki nga xamante ne moom la ñu dénk autorité nationale de biodiversité de biosécurité excusez-moi muy monsieur Ousseynou Kassé monsieur Ousseynou Kassé salaamaaleykum. maaleykum salaam Kaja maa ngi lay nuyu di nuyu itam sa téléspectateurs yi ak sa internautes yi nga xam ne nii dañ lay follow di suivre télé bi di nuyu itam waa télé bi yëpp ñoom ñëpp sa réalisateur Charles particulièrement donc di nuyu Sénégal di nuyu àdduna bi yëpp waaw. monsieur Kassé jërëjëf kon li may expliquer nii rek yooyu su amee si dëkk il faut ñu dem xool te fii si dëkk bi dañu nekk dëkk boo xamante dañ fi am ay nit yu xarañ mu am fi ñoo xamante ne dañ leen fiy teg fu ñuy gëstu lu bëri mu bokk si ñi nga xamante ne ñoo nekk si laboratoire biosécurité ñun doxantu nañ boo foofu fekk nañ fa professeur bi fekk nañ fa benn docteur tamit waxtaan lañ ak ñoom lii lañ fa jëlee. ci OGM yi au Sénégal fii ci Sénégal mën nañu wax ne loi boobu mën nañu permettre ñu defar OGM yoo xam ne dafa méngoo ak suñu bëgg-bëgg. ak suñu askan ak suñu religion yooyu nga xam ne buñ ko defee bu ëllëgee buñ ko bëggee effectivement jëmbal suñu réew dinañ xam effectivement dans quelles conditions lañ ko mën a jëmbatee mais ceci également ñu mën ko def mu méngoo ak loi bi nga xam ne ni moomee effectivement l'autorité nationale de biosécurité moom la am responsabilité bien entendu pour xool conformité parce que képp nag ko bëgg développer ay OGM ci biir réew nga doon gëstukat nga doon koo xam ne ni commerçant nga ak koo mënta doon itamit dafa am loi te loi boobu noonu dañ ko dafa encadré loolu yëpp. mais loolu mënuñ ko woon jublu tant que loi bi amul parce que soo ko bëggee def te loi bi amul doo mën a am collaboration première chose deuxième chose mënoo def loo xam ne teguwul ci yoon. mais puisque loi bi ñëw na léegi mën nañ ci jublu parce que am nañ un cadre juridique boo xam ne mën nañ ko lu ñuy def dañ koy teg ci yoon. loolu nag autorité nationale de biosécurité moo koy sàmm mais autorité nationale de biosécurité nu mu koy sàmmee mooy nan mais dafa am ay jumtukaay yi nga xam ne ci yooyu lay effectivement sukkandiku pour mën a encadrer cette loi là tey fa ngeen ñëw fii mooy laboratoire national de biosécurité boo leen xoolee ci kaw fii laboratoire national de biosécurité moom mooy def contrôle. ci bépp OGM bi nga xam ne day dugg ci biir réew mi ñu mën a xool ndax OGM boobu noonu dafay lor wala du lore buñ ci paree yóbbu ko comité scientifique effectivement de biosécurité foofu dem mu am fa ay bëri borom xam-xam yu bëri yu fa ne ñu saytu ko ñu yóbbu ko également comité national de biosécurité foofu nag Sénégal yi yëpp fa ne ka jàng ak ka jàngut parce que la ñuy wax nii pour Sénégal la ñuy développer pour Sénégal la lay dugg fii ci wàllum effectivement alimentation pour Sénégal la ñu war kaa xool saytu ko foofu bu ñu ko saytoo ba pare nag autorité nationale jël ko jébbal ko effectivement ministère de l'environnement mi nga xam ne moom mooy jël dogal bu mujj. donc looloo tax balaa ñoo wax ci benn mbir je pense dafay am solo ñu gëstu xool nan lañ ñagee mbir mi ba mu mën a lor nit ñi parce que nag tamit Sénégal bëgg nañ ko ñun dañoo bëgg Sénégal. donc mënuñoo indi loo xam ne dafay lor suñu bopp lor suñuy njaboot lor suñuy dëkkandoo lor suñuy mbokk donc la ñuy def suñu akulaay taala lañ ciy def
ba boobaa bu ñu xamee ni lii day lore danañ ci taxaw suñu tànk tubéy effectivement ba bu du am ci biir réew mi incha allah. soo xoolee ci côté wér-gu-yaram ñu am diabète. ci OGM yi ñoo tax ñuy faju parce que ci bactérie boo xam ne dañ ko modifier c'est-à-dire bactérie OGM ci bactérie yooyu la ñuy defaree insuline bon bi nga xam ne moom la diabétique yi di jëfandikoo donc mën nañu wax ne OGM am na solo trop. ku feebar li la soxal mooy nga faju mais soo xoolee par exemple pour le cas des diabétiques ñu ngi koy utiliser depuis 83 ñu ngi utiliser ces bactéries OGM là pour mën a defar insuline di ko jaay ci pharmacie yi. xam nga importance effectivement OGM ci wàllum effectivement mbay mi nu mu dikkee dafa am solo nan la amee solo dëgg la tey jii nii ñu ngi def agriculture biologique boo xoolee tamit jamono yu weesu ba léegi sax ñu ngi utiliser ay pesticides yooyu noonu ay garab la comme garab bu ñuy jox nit ku feebar pour mu mën effectivement faju donc garab yooyu la ñu daan jël tamit di ko jox effectivement ci wàllu mbay garab yi nga xam ne ni moom la ñuy dundee mais ba ñu demee ba ci biir dañoo xool ni pesticides yooyu noonu ngay gis dafay lor effectivement nu mu tudd santé nit ñi mais tamit dafay lor effectivement alam bi ba ñu demee nag ba ci biir moo am ay entreprises yoo xam ne dañoo ne balaa ñoo jël loo xam ne day lor nit ñi di lor effectivement alam gi pourquoi pas ñu jël dooleel effectivement garab yi seen wàllu bopp pour que ñoom ñi mën effectivement di développer benn résistance par rapport bien entendu que pesticides yi du leen doon jox moo taxoon bien entendu ñu développer ay OGM yi nga xam ne ni ñooñu du soxlaw ñu ay pesticides comme soxlaw ñu ay pesticides boo leen jëlee jëmbat leen du ñu soxla effectivement ay pesticides pour que ñu mën a bien entendu développer mën a joxe effectivement production bi ñu soxla looloo tax effectivement OGM yi ñëw maintenant nag am na ay agriculture biologique bi nga xam ne ni am na solo parce que day joxe diversité pour que bien entendu public population bi mën a def effectivement. waaw monsieur Kassé defe naa ñoo gisandoo élément bi ñoom expliqué nañu lan mooy njëriñu OGM ba nga xamante ne war nañu ko loi bi de peut-être du loi bu bees ñu fàttali ko nit ki parce que depuis 2009 la ñu tëggoon loi bi delloowaat ko am luñ si yokk mais balaa ñuy dugg si loi bi bëgg naa comme yow yaa yor biosécurité mu nekk loo xamante ne dafa nekk xaw a nekk terme technique bi expliqué ñu lan mooy biosécurité. jërëjëf Kadia xam nga biosécurité maanaam baat la boo xam ne mun nañ koo jëfandikoo ci fànn bu nekk ci bànqaas yu bari waaye boo jëlee li ñuy wax biotechnologie moderne mooy way dundin yi nga xam ne dañ leen soppi boo fa gàddoo baatu biosécurité day doon lépp loo xamante ne ni dafay fekk lépp loo xam ne ni dafay wone ni ñu ko war a doxale lépp loo xam ne day wone ne gëstu buñ ci war a def ngir loolu mucc ayib loolu yëpp boo ko boolee mooy biosécurité si baat bu njëkk bi nag si ni ñu ko bindee si li nga xamante ne ni dañu ko bokk ñun ñëpp muy àdduna bi wax nga ko léegi ci bi ngay door maanaam Sénégal toogul moom kese cundum àdduna wërngal këpp ñoo nekk di liggéey si loolu di si wax di si jëf di si dox boo ñëwee ci Afrique aussi ñu nekk si di ci wax di si dox nga ñëw ci CEDEAO bi ñu bokk ñu ciy wax di ci dox donc biosécurité boobu loolu lay firnde maanaam fële nag am na ñoo xamante ne ni dafa am li ñuy wax biosafety am biosecurity biosecurity boobu am na ñu koy jàngate maanaam assurance maanaam lépp loo xam ne ni sûreté mais fii biosécurité dafay nekk liy encadrer lépp lu jëm ci biotechnologie moderne yooyu donc gëstu yi maanaam sori na sax ñi ngi continuer di négocier ci plan international am na yeneen jumtuwaay yu bees yoo xam ne ni sax boo tuddee baatu OGM sax bu ñu ko gëstoo bu baax est-ce que dañuy wax ne loolu dina mën a dugg ci lii donc ndax avancé boo xamante ne nii mbir mi avancé na ko donc biosécurité bi mooy lépp loo xam ne gëstu ngir fekk lor gëstu ngir xool nuñ ko mën a defee ba sàmm ko gëstu ngir xool lépp loo xamante ne nii dina war a mën a sàmm alam bi dina war a sàmm nit ki dina war a sàmm jur gi te ñu li ci nekk ci njariñ nit ñi mën ko jël loolu mooy biosécurité bi. loolu mu nekk loo xamante ne am na solo comme ni nga ko waxee nii mais fii Sénégal lu leen gën a jaaxal mooy loi bi nag balaa ñu siy wax dañuy dem seetaan ki nga xamante ne mooy colonel Lamine Kane moom la ñu dénk fii le protocole de Cartagena fii si Sénégal
nañ ko déglu ba xam moom lan la wax ci loi bi. ñu jox confiance ñi nga xam ne ñoom la fi nguur bi teg parce que seen rôle mooy lan ngir protéger Sénégal protéger ko ci benn espace sous-régional parce que tamit fii Sénégal fii Afrique de l'Ouest Nigéria c'est un grand producteur potentiel d'OGM parce que am nañ plus de 25 autorisations te loolu tamit ñoo bokk espace CEDEAO. Burkina Faso ñu ngi produire OGM ñoom en milieu confiné mooy laboratoire parce que defoon nañ ko à grande échelle ci coton bi après ñu génnaat mais ñu ngi produire ci laboratoire. Ghana ñu ngi ci production OGM donc ay pays la yoo xam ne que jege nañ Sénégal tamit donte li mu bëgg mooy aar askan mais tamit war na bàyyi xel li nga xam ne war na fa mën a dugg d'où l'intérêt d'avoir une loi de biosécurité boo xam ne que day indi kaaraange parce que du loi buy autorisé kaaraange la ci kaw. ndax mën nañ ko jëfandikoo wala déet te loolu mi ngi tegu ci orientation politique bi ak kaaraange la par rapport ak li nga xam mi ngi fiy dugg ñu am benn saytu boo xam ne mën nañ ko xayma xool ndax amul loraange ndax tamit dugg bi tegu na ci anam bu leer boo xam ne que dafay sukkandiku ci li nga xam ne que charte réew mi lim teg tëral ak tamit engagement internationaux yi Sénégal am ci côté protocole de Cartagena ak convention sur la diversité biologique. mooy li nga doon wax sànq rek loi bi diñ ko def pour protéger ñu. mais Sénégal fii coow bi soo gisee mu gën a bëri nee nañu ni ñu voté loi bi moo leen jaaxal parce que dañuy toll période bi nga xamante ne gars yi ñu ngi taloon dem ci campagne parce que ñu ngi doon wutaat assemblée bu bees si les gars yi profité dem teg loi bi est-ce que noonu la demee dañ ko ñëw profité si moment boobu wala est-ce que tonkoon nañ ko lu yàgg. waaw jërëjëf ay li jëm si loi bi dafa nekk loo xam ne nii ñun bi ñu ñëwee. dañu commencé woon di xool di ko gëstu di ko càmbar ndaa di commencé gis ne lii nii war nañ ko tëggaat mu méngoo ak jamono bi ñu tàmbalee liggéey boobu président Macky Sall daa di jël Académie nationale des sciences daa di leen ne lii kat affaire xarañte la affaire technologie la ñi nga xamante ne ni am nañ ci xarañte bariwul waaye comme te yéen yéenay Académie des sciences dajale mi borom xam-xam yi ci Sénégal yëpp ba pare ñu nangul leen ko ci seen liggéey mu jox leen ne leen gëstul leen ma si ñooñu daal di gëstu daal di koy defal juróom-ñaari digal ne ko war nañoo soppi loi bi war nañoo renforcer autorité bi ak yeneen digle yoo xam ne def nañ ko bi loolu weesoo itam ñu daal di commencer daal di jël ñoo xamante ne si université Cheikh Anta Diop gii la ñu nekk ñuy ay borom xam-xam ñu daal di bind ndaxte booy defar loi doo ñëw rek daal ne lii ak lii ak lii dañoo jël loi bi nga xam ne moom la ñu yoroon muy loi 2009 ñooñu daal di koy jël xoolaat ko daal ne lii ak lii moo xew si adduna bi si nii ak nii ak nii ak nii ñu daal di tàmbali loolu. parce que loolu tam dafa indi coow tamit parce que nit yi nee nañu loi bi da ngeen ko copier coller da ngeen jël benn loi bu nga xamante ne loi bi dox si yeneen pays nasaraan si daal di koy coller loi bi est-ce que réellement ay sénégalais ñoo ko toogoon xayma ko bind ko waxtaan ci seen biir. loolu ñuy wax loolu dañu xamul loi bi ay sénégalais comme ni ma la wax léegi ñu nekk université Cheikh Anta Diop ñoo ko bind ak université Saint-Louis bu ñu ko bindee ñu daal di koy jël ñu dajale nag maanaam mboole ñi nga xam ne dañu nekk ci CNB bi di ci liggéey ak ANB bi ñu toog ñu di ko càmbar CNB bi maanaam organisation société civile ñi ngi ci structure état bi ak yeneen structure yu bari ñu partagé ko laataa loolu partagé nañ ko ci biir ministère bi bu ñu paree loolu ñu daal ne nañu def nag li nga xam ne dañ koy woowee journée d'animation scientifique maanaam ñu territorialiser li nga xam ne moom la ñuy def maanaam dugg ci biir dëkk bi di dem ci gouverneurs yi di def li ñuy wax ay CRD di xool acteurs yi di partager ak ñoom si wàllu OGM wàllu biotechnologie ak affaire loi bi ñu si bëri sax li ñuy gis si conclusion yi bu ñuy door a tàmbali maanaam wax yi nit ñi di wax ak di leen tiital te xam nga nit boo ne gayndee ngi fii te yow li nga xam ne mooy gën a wóor pour yow naa jóge foofu boo gisul koo xam ne nii daf lay wax lu leer donc bu ñuy demee ba muy jeex dañ ne lii kat lan moo tax maanaam loi bi du ngeen ko soppi wala du ngeen def ni du ngeen def ni donc ñu continuer si processus boobu di ko partager noonu di ko partager ba nga xam ne pare nañ ci loolu ñu yóbbu ko secrétariat général du gouvernement
biñ ko yóbboo secrétariat général du gouvernement ñu woote li ñuy wax comité technique dañuy woote waat service yëpp fekk circulariser nañu loi bi ci ministère yi ak ñëpp kenn ku nekk indi sa observation ci sa xam-xam ci toll ci maanaam législation bi nekk ci fi nga nekk yow bu ñu paree loolu ñu intégrer loolu bu ñu intégrer ñu defaat beneen commission technique ba ñu paree commission technique bi gouvernement bi ne du ma yem foofu dama koy jébbal léegi cour suprême pour ñu xool ko ñu yónnee ko cour suprême ñu xool ko si lañ ko indiwaate ñu yóbbu ko ci secrétariat général gouvernement bi ñu préparer ndaxte boo xoolee ministère yi fi am yëpp ak seen ay loi ak seen ay décret yi nga xam ne dañ koy dugal conseil des ministres donc rang la rang boobu ñu jot ko njëkk a dugal biñ ko dugalee ñu gëstu ko ñu ne lii nañ ko defaraat lii nañ ko defaraat lii nañ ko defaraat lii nañ ko defaraat ñu delloowaat ko foofu secrétariat général du gouvernement ñooñu defaraat ko ñu yóbbuwaat ko beneene ci conseil des ministres pour adoption ñu xoolaat ko daal ne nii baax na nañu defaraat lii nañu soppi lii nañu defaraat lii nañu defaraat ñu delloowaat ko ci ñetteel bi ci lañ ko adopté ci conseil des ministres buñ ko adopté conseil des ministres nag après dañ koy yónnee assemblée nationale ñoom ñooy programmé ñu yónnee ko ci procédure d'urgence ñu assemblée nationale daal di programmer commission technique ñu dem ci commission technique bi ñu génnee ñu programmer pour plénière bu ñuy programmer plénière yéen xam ngeen ko dañuy bind kayit yëgal ko organe de presse yëpp def communiqué de presse loolu kuy nëbbutu du ko def maintenant nag ndax nit ki loolu booba intéressé na ko wala nit ñi jóg nañ ci loolu kenn ku nekk la concerné tey jii bu ñu bëggee jàllale information wala ñuy def dara dañuy bind communiqué donc communiqué de presse boobu assemblée def na ko am na ay journalistes seen ay collègues yoo xam ne ñu nga woon ci ba ñuy voté loi bi donc léegi si biir voté loi balaa noonu député yooyu ngeen xamante ne ñoo voté loi bi est-ce que xam nañ ne ban loi lañ voté est-ce que defoon nañu ay formation gëstu si am ay éléments yoo xamante ne dinañ si mën a taxaw pour ne lii kat war nañ ko war a mën a voté. gis nga li nga wax ni am na solo bi ñu gisee ne lii maanaam dafa technique te bu ñu demee ministre bi mooy jàkkaarloo ñoom di wax ak ñoom njëkk bi dañoo jël au conseil ñu dajale leen partager ak ñoom loi bi partager ak ñoom ci biotechnologie defal leen formation ñu pare ñu jël conseil économique social et environnemental defal leen formation partager ak ñoom ci loi bi partager ak ñoom ci biotechnologie muy OGM ñu pare ñu jël assemblée nationale ñu ne ñoom ñoo koy voté ñu partager ak ñoom ci loi bi partager aussi ci affaire biotechnologie moderne maa ngi fàttaliku booba ñoom ñëw nañu sax ànd aussi ak ñi nga xamante ne ñoo leen di xelal ci fànn yooyu donc ñu def lii lépp maanaam preuve yi ñi ngi fi image yi ñi ngi fi rapport yi ñi ngi fi donc ñu njëkk bi muy dem ci assemblée nationale député yi seen bopp defal nañ leen ci ay atelier ñu partager ak ñoom ci loolu. si ba ñuy seetaan colonel Lamine Kane dafa expliquer comme quoi que loi bi daf ñuy protéger parce que di ñu nekk ci espace CEDEAO mu doon espace libre d'échange nga xam ne nit ki dañuy dugg di génn mu leen neexee produit yi tamit di dugg di génn mu leen neexee léegi est-ce que loi bi su ñëwee di ngeen mën a taxaw am ay produits yoo xamante ne kat ngeen ne yii kat xool nañ ba xool waaye ñun suñu dëkk lii du ko nangu malgré que dañu nekk ci espace CEDEAO est-ce que loi bi dina leen couvrir ci loolu. Kaja dama lay bëgg a wax leen xam nga dafa am benn xale bu ma doon wax démb mu ne ma boo bëggee nekk ci kaw maanaam ñi nekk ci suuf ku nekk foru xeer sànni la ko nga wàcc fayu nee na bu yàggee yow dootoo ne ci kaw gis nga bi nga xamante ne nii dafa am yu bari yu xew ci ginnaaw bi Sénégal amee loi 2009 dañu ne il faut ñu defaraat ko mu méngoog jamono defaraat mu méngoog jamono bi am na ci parti yoo xamante ne nii tey boo jëlee CEDEAO am na règlement boobu yow boo ko jëlee gàddu ko rek ñun ak réew yi nga xam ne amuñu ci législation defuñu ci dara boo gàddu loi CEDEAO foofu dugg mën nga faa def lu la neex ñun maanaam delloo nañu loxo ci loo xam ne waxuñu ko mais ne munoo toog ci télé wala rajo bu nekk ne def nañu lii wala def nañu lii wala nangam donc léegi CEDEAO gi nga xam ne dañ ci nekk ñu am loi communautaire Nigéria def ay notification yu bari yoo xamante ne maanaam jox na ay nit ne leen bismillah ak ci liggéey leen ñu dem Mali am na ci liggéey yu ñu fa nekk
ñu dem Burkina Faso am na liggéey yu ñu ci nekk ñu dem Ghana am na ci liggéey yu ñu nekk loolu mu ne su ko téye parce que am nañu ñun fi mu toll ni sax carte d'identité CEDEAO bu la neexee gàddu sa marchandise buñ ko xoolee bu dul drogue wala dara konte yow nga dugg ak moom donc service yi nga xamante ne nii bu ñu amul jumtuwaay yooyu man koo saytu man koo càmbar donc lu la neex nga def ko donc loi bi daf ñuy permettre comme te léegi mënatuñoo téye affaire bi luy ñëw ñu càmbar ko luy ñëw ñu càmbar ko boobu nag li muy laaj mooy ñu am jumtuwaay yi am nañu laboratoire boo xamante ne laboratoire de biosécurité laboratoire bi UEMOA def na ci xaalis bu bari lu yàgg ñun tamit bi ñu ñëwee def nañ ci ay jéego pour renforcer laboratoire bi waaye dafa laaj plus de moyens pour ñu def loolu kenn ku nekk xam na ne suñu frontières yi maanaam war nañ ko gën a renforcer bu ñu ñëwee ci loolu defal nañu formation maanaam waa douane pour wax ak ñoom ci loolu ak yeneen services yi nga xamante ne dañu bokk demee ni ki force de défense et de sécurité yi ñu defal leen ay formation pour wax leen ci loolu noonu donc am nañ ay jumtuwaay yoo xam ne nii fépp foo xam ne notification am na ko fi ci àdduna bi bu ñu ci duggee dinañ xam ne réew mi kat digle na lii réew mi nangu na lii réew mi nangu na lii réew mi nangu na lii donc nekkul ay këyit rek mais am nañ jumtuwaay maintenant jumtuwaay nag pour mu dox dafay laaj xaalis ku nekk xam na ne science dafay laaj alal ju bari ngir que ñu mën a def liggéey bi ni mu waree ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di ay sénégalais yor laboratoire bi ñi nekk ci sous région bi yëpp ñu ci bari ñoom ñoo leen formé ñooñu ñi nga yore ay laboratoire di ko doxal donc laboratoire bi aussi laboratoire bu nekk ci université Cheikh Anta Diop la te loolu moom defe naa seen xam-xam maanaam deesu ko werante donc loolu moo si nekk outils yi dañuy am comité scientifique et technique de biosécurité comité scientifique boobu day nekk comité boo xam ne nii maanaam bu tayee diw da ci nekk diw nekk ci diw nekk ci bu ëllëgee diw nekk ci diw nekk ci diw nekk ci loolu li tax mooy que bu ñu jëmee si wàllu napp gi am na ñoo xam ne seen xam-xam ci foofu la jëm donc ñooñu la ñuy jëli bu ñu jëmee ci wàllu maanaam mbay mi am na ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la nekk ñu dem ci wàllu maanaam alam bi am na si ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la nekk ñu jëm ci wàllu maanaam càmm gi am na ci ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la nekk donc fànn boo ci jël rek dañuy jël ñoo xamante ne seen xam-xam ci loolu la comité national de biosécurité bi nag ñi ci nekk maanaam ay membre la yoo xamante ne nii société civile bi ni ma ko waxoon ñu ngi ci service su état bi ñu ngi ci ak yëpp te lu weesu loolu itam dañoo am conseil d'orientation nga xamante ne service état bi ñoo si nekk donc ci kaw direction exécutive bi am na conseil d'orientation boo xam ne moo si nekk donc loolu moo sama xalaat bu gàtt mooy loi bi daal vraiment protéger nañ ko teg ngeen fa ay nit yoo xamante ne ñoo si war a nekk di si gis mais maintenant dafa am lu xew loo xamante ne il faut ñu wax si docteur le professeur sànq ci njalbeen ci reportage mi ngi expliqué ne OGM yàgg na dugg Sénégal parce que sooy xool am na yenn produits yoo xamante ne produit pharmaceutique yu mel ni sucre diabétique yeneen ak yeneen OGM lañ ko defar mais su weesee loolu fii tey jii ko si wax si demee marché gisee yenn fruits yi ak yenn légumes yi du ko nangoo jënd parce que danaan OGM la ñu bëggoon xam nag OGM bi mi ngi fii ñu ngi koy doxal wala lan mooy problème bi réellement. waaw ci loolu Kaja bala may àgg sax damay bëgg aussi dolliwaat si li ma wax léegi mooy que autorité nationale de biosécurité nekkul ne moo indi OGM yi wala gouvernement bi di ko indi wala keneen di ko indi loi bi képp koo xam ne da nga nekk Sénégal sax di liggéey si OGM pour bëgg ko génne loi bi day bokk ci li koy càmbar ku nekk feneen bëgg fi indi dara loi bi da koy càmbar ci boo bëggee jaarale fii Sénégal dara di ko jàllale beneen réew te mu nekk loolu loi bi da koy càmbar muy li ñuy wax transit donc xam nga loi bi kon nekkul pour ay baykat wala pour lii léegi nag bu ma ñëwee si sa question loolu moom maanaam ñàkk a xam moo koy waral boo gisee légume bu mel nii wala leneen lu mel nii nga ne voilà bii OGM la déedéet du loolu de réew mu nekk ak dëkk bu nekk dañuy am fruits yi ngay gis mun na am ay espèces maanaam am ay genre ni ñu koy wax ak yu bëri aussi am na loo xam ne dafay jógee si biotechnologie classique maanaam greffage moom mag ñëpp xam nañ ko mu ne da ngay jël sa pamplemousse greffé ko ak mango wala nga greffé ko ak orange bu ko defee mu jox la bu gën a neex wala bu gën a saf suukar wala yooyu ñun aussi conditions yi nga xam ne ci la ñuy maanaam cultiver mun na tax que maanaam ñun légumes yi ñu tàmm gis
mu am yeneen légumes kenn ku nekk xam na ne maanaam yi nga xamante ne nii mooy njanaaw yi insectes yeeg yooyu yëpp ni ñuy yàqe gàncax bi boo amee loo xam ne da ko protéger loolu dina gën a produire fa nga nekk bu fekkee ndox dafa bari yooyu yëpp day bokk ci maanaam lii indi loolu donc doo gis batañsa boo xam ne yow bi nga tàmm gis bu ndaw la nga gis bu rëy nga ne OGM la wala nga gis mango bu rafet fekk tàmmoo gis mango bu rafet te mu rëy nga ne OGM la OGM bala ngaa xamante ne ni da nga koy xam day fekk nga jël produit bi yóbbu ko ci laboratoire bi càmbar ko. donc labo rek moo la mën a. laboratoire bi moo la ko mën a moo la ko mën a moo la ko mën a wax munoo ko xam ci jàngat nag ak gëstu fi mu toll nii am na yoo xamante ne li ñuy waxe ay kit maanaam bu fekkente ne da nga bëgg si produit spécifique nga def commande ñu defaral la kit boo xam ne nii dañ ciy def liquide buy réagir boo jëlee maanaam produit bi boo ko daggee toqal ko ci fonction couleur bi mu lay jox nga xam ndax maanaam am na ci wala amut ci donc muy li ñuy wax kit de détection rapide te loolu bala muy mën a am da ngay def commande bi spécifiquement si benn produit am na ay gëstu nag si États-Unis yoo xamante ne nii ñu ngi ko fa daan def waaye homologué guñu ko pour que boo ko amee produit boo am rek nga mën koo gëstu maanaam xam ndax lii maanaam OGM la wala déet donc loolu mu ngi si nekk du ne lépp loo gis rek mu doon orange bu rëy te fekk maanaam tàmmuñu ko woon a gis donc ñu ne orange la tey boo gisee orange biy jógee Guinée ak biy jógee Maroc nuroowuñu biy jógee Maroc ak biy jógee feneen tolloowuñu donc loolu du liy wane ne OGM la donc loolu moom baax na nit ñi xam ko du ne carottes yu mag yi wala bu saf suukar wala bu rëy rek maanaam OGM la OGM daal laboratoire bi wala ay càmbar wala ay jàngat moo la ko mën a def ni nga xam ne ni bu njëkk bu ñu jàppoon drogue dañ koy yóbbu si laboratoire bi police am nañu laboratoire yeneen structure yoo xam ne mën nañ fa seete yooyu waaye léegi gëstu bi ak xarala dem na ba maanaam douanier ba nga xam ne ma nga nekk si aéroport ba bu yoree boo gisee pundax bu weex te xamul lan la mu am ci soupçon am na loo xam ne bu ko ci sottee rek bu fekkee dafa bleu wala mu mel ni mu daal di xam ne lii kat donc maanaam njort bi loolu la donc jàpp nañ ne drogue la dañuy daal di téye nit ki yóbbuwaat ko labo pour ñu gën ko càmbar door a ñëw donc ñun fi mu toll nii bu fekkente ne dañuy toll foofu dinañ utiliser méthode yooyu maanaam boo jëlee cargaison boo xamante ne dafa jóge beneen dëkk war a transiter Sénégal war fi dugg nga am si soupçon donc yii ma la wax nii mooy xarala yii nii buñ ci yeggee moom ngay utiliser foofa ndax munoo wàcc foofa oto bi maanaam jël produit bi di daw si Ndakaaru pour kii ko di ko téyewaat ndaxte kooko boo ko téyee affaire yu yoon ay loi ak yooyu yëpp da ciy dugg est-ce que yaa koy dundal est-ce que cargaison bi wala bu dee dafa tardé ak yooyu yëpp daf ciy nekk donc lu compliqué la daal. incha allah waaw léegi déjà loolu xam naa di si gën a yaatal dinañ si dellusiwaat parce que dinañ dellusiwaat dem si labo yi xool ñoom exactement lan la ñuy liggéey yan xarale moo fi nekk et tout ça loolu day def si beneen émission boo xamante ne dañuy gën a yaatal lu ñuy def rek mooy dem ba Louga parce que Louga am na gouverneur bu fa nekk daa am chance moom parce que fekk ngeen ko Tamba formé ko fekkaat ko Louga formé ko donc mu nekk koo xamante ne am na si tuuti xam-xam moom la ñuy déglu suñu jógee si moom nag ñu tëjee ak suñu expert bi nga xamante ne moom directeur la ISRA Thiès mu expliqué ñu jox ñu AVM si li nga xamante ne mooy OGM. notion biosécurité souvent wala nit ñi bëri dañ koy dégg mais en fait xamuñ lan ma nekk ci biir donc bu ñu ko defee Tambacounda vraiment man jàpp naa ni à commencer même par moi-même vraiment ci laa njëkk a am une mise à niveau vraiment sur la loi sur la biosécurité waaw ci laa njëkk a am mise à niveau aussi waaw vraiment sur le protocole de Cartagena waaw bu la fekkee tamit en 2020 su ma juumalee ñoom bi ma ñëwee Louga tamit ñu defaat aussi la même formation presque avec les mêmes acteurs même si xam nga Tambacounda ak Louga boobu bokkul acteurs yi mën nañu différer surtout par rapport à l'activité agricole ou bien à l'activité économique mais l'un dans l'autre aussi waaye services techniques de l'État yi nga xam ne ils sont les premiers concernés muy ay santé ay éducation ay agriculture ay élevage ñoo ñëpp ñëw nañ defaat aussi la même réunion de mise à niveau muy réunion boobu bu am solo mais tey bu ñu expliqué lan mooy la notion de biosécurité d'abord sur le plan scientifique ba pare ensuite lan mooy retombé sur le plan juridique boobaa di nga xam di nga gën a xam su boobaa yow di nga am beneen idée vraiment sur la biosécurité di nga am sax beneen idée sax sur les OGM xam nga OGM moom ba ñëpp a ngi ci taw di wax que OGM sur le plan scientifique mais aspect positif moom moo tax ñuy wax
maintenant nag xam nga rôle état wala rôle science mooy li nga xam ne dafay apporter de nouveau de bénéfique waaw aux populations loolu dañ ko war a promouvoir man maa koy fàttaliku même bi nga defee Tambacounda vraiment avec même les cotoculteurs parce que ce jour boobu su ma jumlee ñi ngi commencé réunion bi suba si mais ci ngoon si lañ pare tey sax question yi ëpp sax producteurs ñoo ko doon posé xam nga loolu day wan ni ñoom vraiment mbir mi amoon na solo trop ñoom parce que Louga booy xool tey ñun booy diviser suñu région bi xam nga fii c'est une zone agricole c'est une partie du bassin arachidier mooy wàllu mbayum gerte bi waaw c'est aussi la zone sylvopastorale boo demee département Linguère wàllu élevage bi ak yooyu nga dem tamit ci wàllu kii bi wàllu ouest bi mooy c'est la zone des Niayes mooy fi ñu béyee soble beeg ak yooyu xam nga tey ñun tey booy xool booy wax ay waxu biosécurité wala biotechnologie wala OGM nous sommes les premiers concernés parce que ñun suñu défi comme li ma ko waxee parce que défi état moom lenn la mooy fexe ba réew mi jëm kanam ci wàllu activité agricole te comme ni ma ko waxee léegi fexe ba réew mi jëm kanam mooy fexe ba suñu mbay mi gën a yokk loolu nag aussi dafa am tamit ay techniques yu war a jaar dafa war a am tamit ay technologies yu ñu war a jaar mais maintenant li am solo parce que keroog daaw sax maa ko doon wax ci réunion bi ba xam tamit bu ñu jógee tamit au niveau régional te loolu aussi man bokkoon na tamit samay préoccupation bokkoon tamit samay recommandation bi fi waa ANB ñëwee na leen aussi atelier bu mel nii am na solo trop mais li tax muy gën a am impact il faut ñu dem ba ci département yi dem ba ci arrondissement yi def ay atelier yu mel nii te su boobaa bu ñu koy def c'est vrai que peut-être tey booy def un atelier de mise à niveau au niveau régional peut-être langage bi ngay utiliser xam nga li ngay utiliser mën na différer à langage bi ngay utiliser au niveau local su boobaa peut-être dina am ay séances de formation mais de manière beaucoup plus adaptée aux populations donc voilà vraiment pour répondre à votre question loolu aussi c'est une préoccupation dinañ am une idée beaucoup plus précise maintenant sur la biosécurité sur même le débat sur les OGM xam nga yaa ngi dégg débat yi sur les OGM mais xam nga entre un débat médiatique et un débat scientifique waaw wute na li may joxe rek comme conclusion xam nga peut-être tey boo xam benn producteur boo nekk OGM xam nga boo xamulee effectivement c'est légitime mu am yenn réaction yi mais tey boo defee tey la formation wala la mise à niveau tey ñu wax la un peu daal expliquer un peu tey la loi sur la biosécurité ak ñu wax la tamit quelles sont les missions de la biosécurité tey produit bu fi dugg ñoom seen rôle mooy xool ba xam est-ce que ce produit là baax na ci la consommation baax na ci nit baax na ci santé wala baaxul ba pare ñuy di doog a jox seen apport pour mën a dugg xam nga loolu aussi dafay dalal xel dafay dalal xel. damay faral di wax ni que di ko waxtaanee avantage ak inconvénient daf ñu sax tardel ndaxte ça fait plus de 30 ans ñu ngi ci waxtaanee avantage ak inconvénient wu OGM waaye li ñu nar a laajte mooy ndax amal na njëriñ ndax soxla nañ ko su dee dara loo xam ne suñu béykat yi ak suñu consommateurs yi moom lañ soxla ñun techniciens yi ñu gëstu xool naka lañ ko mënee tegee seen loxo la xam ni nu mu gën a wóoree ci seen santé ak si biodiversité bi su fekkee tamit dafa am ay problème ak ay risques ñu xamal leen risques yi ak problème yi defe naa yooyu mooy question yi nga xam ni moom na leen a reposé moom li ñuy wax ci tubaab acceptabilité wu technologie bi defe naa loolu mooy débat bi waaye du question avantage ak inconvénient ndaxte innovation boo gis am na avantage ak inconvénient mais li ñu nar a laajte ak laaj askan bi mooy ndax amal na njëriñ askan bi ndax soxla nañ ko ndax bëgg nañ ko su fekkee su boobaa ñun techniciens yi ñu def li si war loi bi nag dama ciy wax ndaxte en absence de loi lu waay neex def tey nii kenn mënu leen wax ndax OGM mi ngi dugg Sénégal wala mi ngi génn Sénégal ndaxte kenn gëstuwu ko loi bi day cadré loi dafay cadré li nga xam ni moom la ñuy def utilisation OGM bi day wax ku nekk la mooy sa droit la mooy sa devoir soo wàccee yoon tamit la moo la ciy fekk def naa looloo tax ñu nar a gëstuwaat loi bi bu baax a baax loi boo xam ne dañ ko révisé depuis plus de 7 ans processus bi depuis 2013 ñu koy xoolaat kon baax na ñu informer population bu xamal ne ni que loi bi daf ko laajoon te day protéger askanu Sénégal. waaw mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy yem ak yéen directeur di la jox rendez-vous beneen yoon xam naa dañ gën a ñëwaat gën a xóotal ndax suñu demee si labo yi moom il faut scientifique yi nga xamante ne lépp seen loxo lay mujjee il faut ñoom ñu wax ñu lan la ñuy liggéeyee wax ñu tous les détails comme ça nit yi mu gën a leer seen bopp. jërëjëf Kadia maa ngi lay gërëm di sant di nuyu aussi sa téléspectateurs yi di leen wax ne lii nga xam ne ñun dañu nekk di ko liggéey pour réew mi la ay doomi réew mi lañu
te itam suñu laboratoire yi ñu nekk ak yooyu yëpp ay doomi réew mi ñoo si nekk donc yeneen dëkk yi gëstu yu ñuy def ak lu ñuy càmbar li nga xam ne ni moo doon seen ay problématique si la ñu nekk donc ñun tamit war nañu jël en charge suñu ay problématique maanaam àdduna bi dafa nekk luy dox donc mu ne suta toog noonu donc lépp loo xam ne war nañ ko si def ñu def ko. jërëjëf li nga wax am na solo parce que àdduna bi lu mu koy wax chaque jour rek gros village la donc balaa yu fi di ñëw daal suñu kaw ñun tam lañu teel a pare jël suñu matuwaay ba nga xam ne lu ñëw rek yéen si war a mun a gis suñu yoon gis suñu bopp wala ñu dàq ko mu dem du ma def lu dul gërëm sama réalisateur Charles Repas di gërëm équipe bu ADN bi nag AND maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp rendez-vous beneen yoon incha allah.